foofu dama lay indil ñetteelu xadis xadis yi may wax nag je défie tous les Sénégalais wala la communauté islamique mondiale nan ma wax ni ma xadis wéru fan ngay jaar amoon foo jaar mais xadis bi li may wax naan ma dama koy taawil lan mooy taawil a taawil sarfu lafzin an zahirihi waaye nag bi dalilin mën nga jël wax nga wecc ko indil jox ko beneen sens waaye da may indil dalil lan mooy dalil tegtal lan mooy tegtal bi donc bu ma interprétel bàyyil ma xadis bi noonu yow jottali nga ma xadis mais déggoo xadis man mi jàkkaarloog Limaamul Mahdi man maa xam xadis bi parce que dafa ni mën a dem mën a tey ñaareelu xadis baa ngi doon ñetteel baa ngi nii imaam bi tey xam nga su fekkoon français la da nga naan le Mahdi est meilleur ou Aboubacar et Omar il dit il est meilleur que il est égal à un prophète donc baatu yonent wala kii moo gën Aboubacar ak Omar mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te texte yu njëkk ya la nekk ñetteelu texte baa ngi nii حدثنا دمرة عن شوذب عن محمد بن سيرين أنه ذكر فتنة تكون فقال إذا كان ذلك فاجلسوا في بيوتكم حتى تسمعوا على الناس بخير من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قيل يا أبا بكر خير من أبي بكر وعمر قال قد كان يفضل على بعض الأنبياء dégg moom Ibn Sirin ba tey booy wax dee na dafa di gis nga yéen nii bu di gars yi bu ngeen dégg ay fitna am na ngeen dégg am na ko nit ko woote mu ni toog leen fi ngeen toog bu leen bouger fajlisu fi buyutikum toog leen seen ay néeg hatta tasma'u ba ngeen dégg nit ñi wax ne kooku woote Mahdi yu nee na moo gën Abu Bakr moo gën Umar bi xayrin min Abi Bakrin wa Umara radiyallahu anhuma qiil ñu ni ko yaa Abu Bakr parce que ñoom dañu tiit ñi mu jàkkaarloon di wax ñu ni que waaw xayrun min Abi Bakr wa Umar ku gën Abu Bakr ak Umar mu leen gis ngeen Mahdi yu boo ma leen wax kaana yafdulu ala baadi al anbiya dañu koy jox ay ngëneel ci kaw lenn ci ay yonent kon kay baatu yonent kay kon kenn waxatu ko fa lay waxoon ne la yaadilu bi nabiyin nee na la xayrun min Abi Bakr wa Umar kaana yafdulu ala baadi al anbiya loolu mooy lan loolu mooy dafa jàppoon ne moom kii moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est extrêmement clair c'est une logique mathématique banale xale boo ko posé gannaaw kii ñaar ñii ñoo fi gën kii bu la dee ñaar ñii ki leen gën moom mooy Mahdi mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous sommes toujours dans le cadre des textes je n'interprète wu ma de je n'interprète pas les textes dama lay wax texte bi di mu demee parce que Jalaaluddin As-Suyuti mi nga xamee ne moo wéral xadis yi moom xadis da ko jaaxal dafa ne xadis il faut ñu interpréter leen ma ne ko déet Suyuti xaafis nga punkal nga ci yow laa jëlee xadis yi man mënuma tasxiix mënuma tarif waaye bu des bu dul dégg xadis bi nag rubba muballaxin aw aamin saamiin nit dana jëlee wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw jottali ma ko man ma gën ko dégg wax moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dégg léegi beneen xadis baa ngi nii wax naa la ni la imam Bukhari ak boroom xam-xam yëpp Ibn Rajab boroom xam-xamu xadis yëpp wax nañu ne way ay waxu Ibn Sirin lu wér la wax naa la Ibn Sirin fekke na saxaaba yi 30 saxaaba wax naa la ni la Ibn Sirin mii itamit ilmul xadis rijaalul xadis nga def ci naqd critiquer leen moom moo ko jëkk def Ibn Sirin moo ko jëkk def wa awwalu man ushtuhira fi al-kalaam fi naqd al-hadith Ibn Sirin thumma khalafahu Ayyub as-Sikhtiyani wa akhadha dhalik an Shu'ba wa akhadha an Shu'batan Yahya al-Qattan wa ibn Mahdi wa akhadha anhuma Ahmad wa Ali ibn al-Madini wa ibn Ma'in wa akhadha anhum mithlu al-Bukhari wa Abi Dawud et cetera nee na ñu ñëpp ci moom la ñu jëlee. ça veut dire que c'est le chef de file de la science du hadith qui parle mooy Ibn Sirin c'est lui qui a créé la science du hadith li may wax nii waxuma ko Ibn Rajab ñoo ko wax spécialiste yi ñoo ko wax lii sama xam-xam àggu ci ñooñu ñoo wax waa ji moo wax moom Ibn Sirin dafa dem ba wax leen ne gis ngeen seen diine inna hada al ilma
fanzuru amman ta'khuzuna dinakum mu leen def attention ci hadith parce que hadith mooy diine kon nag kiy wax hadith bi dangeen ko xool ki ngeen di jëlee hadith yi moom wax bi borom xam-xam yëpp moom la ñuy wax tey waaw boo gisee ustaas yi léeg-léeg inna hada al ilmu diinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum waaw mais sur la question du Mahdi ils n'en savent rien xam nga lu tax parce que ñoom dañu koy romb ci texte yi di dem mais ñun dañu koy dund on vit la question du Mahdi au quotidien man dama koy dund chaque jour téere bu am benn passage ci Mahdi dama koy jënd bañ naa ko ba gis nga gars yi di jaay téere fële ñoom dem yooyu nekk fële Masjidu Colobane fu nu amee téere Mahdi man la di wax naana ba Jóob laay kaay benn téere Mahdi yoo ngi fi al Mahdiyul Muntazar mi ngi fi ah aqidatu ahlu sunna wal jamaa bu Abdul Muhsin al Abbad mi ngi fi wala ashratu saa wala nu mu seeti iqdurat fi axbaaril muntazar wala al Mahdi bu al muqaddam et cetera et cetera y en a plein fi ma toog nii rek xoolal boo demoon man nag xam nga lu ma wuutale ak oustaz yi mooy man samay xadis man maa koy seetali sama bopp am na benn waaye bi ma bind lettre benn note naan no Diop est-ce que mën nga seet que Salih Fawzan moo ko bind diw moo ko bind man ni ko man du ma jaar ci ñooñu je travaille pas sur les ouvrages de seconde main man je travaille sur les sources hadith maa koy dem seetali sama bopp ci source ba parce que tey nous travaillons avec de puissants logiciels Seydina Limaamullahi al Mahdi boobu alayhi salaam ba mu taxawee di wax naan am na ñu koy weddi kenn nag mosul taxaw weddi ka dem sa yoon amul foofu aussi je tiens à le préciser gis nga Seydina Limaamullahi al Mahdi yàlla daka mayoon benn mbir alayhi salaam mooy ëf da ngay ñëw mun la ëf nga di këlëb mu bàyyi la foofu noonu la def ali yàq daf ko ëf mu ni këlëb mu bàyyi ko foofu mu yanu wali si toog fa suba ba guddi nit ñi di ko romb mu koy romb rek di dem puissance boobu la ko yàlla mayoon kooku si ay mu'jizaatam la bokk te foofu aussi je précise parce que gis naa muy wax daan même l'antéchrist dafay def ay prodige non soyons sérieux mu'jiza bu ñu koy wax ci ku woote yonent lañ koy wax la première condition bi ñu wax ci mu'jiza laajal jamiul ulama ñoom ñëpp parce que iddiaa nubuwwa wa kii wax naan kii askanal mu'jiza day fekk ne moom dafa woote ni yonent la bu dul yonent rek ay karaama lay wax wala yooyu leneen ak leneen mais kenn du wax affaire mu'jiza moo tax Seydina Limaamullahi force boobu la ko yàlla mayoon heureusement ba ñun amuñu ko je vois ay jeunes yoo xam ne suñu ko amoon tout le monde serait mort et ñooñu aussi je les alerte nous n'en avons pas besoin ku am sa doole demal nga jaay ko feneen ci mbiru laayeen dóor loowul la xas loowul la saaga loowul la def loowul la dara xam nga loolu la sant nga noppi law sakatal jaahilu la qalal xilaaf ki xamul bu noppi woon mais wute day néew donc ñun aussi loolu laay appelé ma communauté les jeunes là yi woote gis naa leen ci Facebook ñu naan na ma fekk fa la ñuy xeex ak nangam kii et cetera imam témoin na loolu donc xeex loowuñu kenn Seydina Isa ruhullahi alayhi salaam dafa doon wax naan masala kenn du ko tontoo kurpeñ imam Kanté mi li mu def nii xoolal dama ci bëgg parce que man du ma ko tontu ak kurpeñ du ma ko tontu du ñu waxante jamais lu ñaaw man ak imam Kanté ni ma ko gisee nii jamais mais on va s'expliquer car dañu waxante lu ñaaw mais on va s'expliquer donc hadis yaa ngi noonu léegi nag xoolal Cheikh Tidiane bi tey xoolal oustaz yi laa wax de laaj leen ndax hadis yi yor nañu xam nga lu lay wax dañ koy taawil la Suyuti waxoon man la déedéet hadis da nga ko déggul soxlawu taawil parce que yow amuloo limaamu man maa am limaamu man maa ko dégg ba mu ñëwee ba mu wootee la di mën a démb mën a tey et loolu daf ci constant premier jour avant muy dem woote sax la ko wax njaboot gi sama sœur yow xamal ne yàlla jox na la frère boo xamee ni jox ko kenn ci àdduna yow samay soxna yi mun leen yaa Fatima Atahira ak kii Farma Azakiya mun leen xool leen yàlla jox na leen jëkkër joo xamee ni jox ko kenn yàlla yëkkati na ma ci kaw mindee fi sant ma man ma dem woote ji gis nga loolu la sax di ko wax ba muy jógee Gorée dafa am benn wax ku am solo bu mu wax dafa ne gis nga àdduna bi yëpp bu mu dajaloo woon ne lii mooy dëgg nee na man Limaamu ma wax leneen nee na seen dëgg googu yàlla dana ko soppi def ko neen jël sama dëgg man def jël sama neen muy dëgg ba muy génn àdduna 13 jours avant sa mort pour montrer qu'il était constant dans ce qu'il disait mooy
dafa ne ku am dërëm boo nga xamee ni yéene nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni tegal sama loxo man maay borom bu yowmal qiyaame mu ne bu ñu demee yowmal qiyaame nga gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw nga gis limaamu mu taxaw nee na man limaamu ma jël dërëm ba teg ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mais mu ne soo gisul ku dul limaamu nee na xabal ni kon tegoon nga ko ca loxo borom donc may wax ne man su may wax ci xadis yu précis laay wax joxe sanad bi jox ki nga xamee moom moo ko wéral fi may terminer foofu parce que pour yóbbaale ko foofu parce que beneen la dafa am benn waay mooy Abul Ghafaar inna alladi farada alayka alquran la raadduka ila maadin nañu dellu ñoom ci téere yi parce que il faut ñu jàngaat coow xam nga da ngay gis koo xamee ni xoolal coowam moo ëpp gëstoom dafay ñëw ëndaale ay diplôme ñu naan lii waa ji lii la waa ji lii la waa ji lii la mais non ça ne nous intéresse pas xam nga lu ñu intéressé mooy les textes du Mahdi ñoo la ko gën a xam am na benn jour et là je vais directement Oustaz Ahmed Lo dafa téléphoné kii nu mu tuddati Assane Sylla muy def benn émission ci Walfadjri mu ne ko yéen war ngeen jege borom xam-xam yi. ku ko wax loolu Ahmed Lo je suis précis mu téléphoné mu ne war ngeen jege yéen laa yéen borom xam-xam yi parce que bu ngeen nee yonent la ban diine la ëndaale ma ne ko déedéet sëñ bi la première erreur mi ngi noonu bu yonent day ëndaale téere si c'est un prophète quelle est sa religion loolu la wax su dee yonent lan mooy diineem ah dañu koy waaye mais oustaz yooyu ah avec ton grade là wazkur fil kitaabi Ismaïl fàttali Ismaïl wa kaana nabiyan rasulan yonent la woon rasul la woon te Ismaïl amul téere Ismaïla bi ngi toppoon ci gannaaw maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam Souleymane ndax amoon na téere fa fahamnaahaa Souleymane amul téere Daawuda sax amul téere te loolu la Cheikhul Islam Ibn Taymiyya wax ci Nabawaat nee na Daawuda amul téere xam nga kan moo amoon téere mooy yonent yàlla Moussa mais ma àggale rek ci kii bi tu lui donnes le temps qu'il faudra pour répondre léegi mooy inna allazi farada alayka alquran Abul Ghafaar dafa wax ni yàlla day delloo si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci àdduna ngir mu xool jëfu xeetam imam ibn Hajar al Asqalaani mooy saaxibul Fath wax na ko boo demee mi ngi ci misaanul i'tidaal wala lisaanul misaan boo demee kii aussi az-Zahabi wax na ko mais ba mu ko waxee waa ji jàkkaarloo mooy Abu Daawud at-Tayaalisi dafa ni ko waxoo dëgg kazabt ku ko mos wax ñu weddi la tey yuraddu lii la wax yuraddu muhammadun bu la neexee nga ni yaruddu muhammadun wala nga ni yuraddu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ila dunya ci àdduna xataa yara amala ummatihi mi ngi ci téere mais jërëjëf Diop danaa dellusiwaat ci yow professeur mel na ni leeral nga bu laayeen yi waxee ne imaamu laay moo wax ne rasulullahi inni rasulullahi ilaykum waaw wax nga ne am na lay waaw am na source am na firnde am na tegtal waaw nga joxe firnde yi ak tegtal yi yaa ngi dellu ci ibni sirin waaw ndax gannaaw boo xamee ne ummatu yonent yàlla Muhammad ijma am na ci ne yonent bi moo gën waaw Aboubacar moo ca tegu Omar moo ca tegu mu feeñal ne dana am keneen ku ñëw nag koo xam ne mooy gën Aboubacar gën Omar bil qiyaas kon buñ nattee dégg li nga wax ki gën Aboubacar gën Omar yonent yàlla Muhammad la ñëpp d'accord nañ ci waaw kon bu fekkee hadis bi feeñal ne gannaaw bu fi yonent bi jógee Aboubacar jógee fi Omar jógee fi dana am ku ñëw ku gën Omar ak Aboubacar kon yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam nga feet ne kon loolu surtout waaw beneen bi mooy feeñal nga ne hadisu dabra ñëw na feeñal ne dana gën ay yonantu mu mel ni loolu tegtal la ci laayee ni ñetteel bi mooy firndeel nga léegi wax ne li gën a not ci sama mbono bi jàngkat yi dañuy jàng dañuy liir mais duñ dégg feeñal nga it ne source hadis yi da ngay dellu ci ña ko wéral mais doo dellu ci ñu toxal jëlee ci ñu wér parce que ña ko wéral ñooy li wóor mais ki jëlee ci ki nga xam ne dafa wéral mën na yokk mën na wàññi dëgg la bi nga jeexalee sa wax mooy feeñal nga ne ci Walfadjri am na émission bu ñu fa doon def Assane Sylla Ahmed Lo feeñaloon na ko ne ko bu yéen laayeen yi war ngeen xoolaat taxawaay bi ndax su ngeen bëggee wéral ne imaamulaay ab yonantu la ban diine la indi ak ban téere nga wane ne loolu njuumte la
ndax am na yonent yu ko jiitu woon te andiwuñ téere waaw ka tudd ci yonent yàlla Suleymaan tudd ci ñeneen ak ñeneen ne kenn ku ci ne alxuraan moo ñu ko firndeel ne ñëw na doon ab yonantu ñu nangu yonantum te téere fekk ko ca amul téere tey imam Haarun waaw imam kon ñu jox la parole bi nga tontu mel na ni joxe na référence ci li nga laajoon ci fu ñuy sukkandiku ci nubuwatum imaamu laaj boobu bismillah waaw maa ngi remercier Mohamed Laye et j'ai beaucoup de respect pour lui pour plusieurs raisons mais particulièrement intervention yi mu def ci Facebook bi dafa wute trop ak ñeneen ñi nga xam ni ñii ñi ngi wax lu ñaaw ñii di nangam ma gis que ni ku dal la ku posé la loolu dalal sama xel su ko defee li mu waxaat tamit ci ne masala la loolu dafa gën a dalal sama xel ne ci masala lañ nekk te masala moo koy tontu su ko defee ci li mu jot a wax am na leen lu ma ci jaaxal mooy su fekkee dafa wax ni indiwuma benn tegtal dama wax rek ay généralité daf may jaaxal parce que indi naa ay tegtal léegi nag il est vrai que ci débat lañ nekk télé nekkuñu dans un séminaire de hadith et cetera ba nga xam ne dañu war a jël hadith yi benn par benn di ko lijjanti di ko topp dama considéré ni niveau bi mu am moom su ma waxee rek moom mën na def directement ci wax ci li ma wax ne ma hadith bi nga wax wérul lii ak lii ak lii kon mënuñ ci basé wu indi raisonnement am mais pour nekkaat fii di ko jëlal hadith benn par benn te ba xam ne am na niveau xam référence bu ma tudd mu mën koo xam directement loolu moo tax jëluma texte yi en plus nit ñi bëri dégguñu arab dégguñu kii sooy wax dañuy sonn ci loolu moo tax tegtal yi ma wax yëpp boo seetloo bi tey chaque fois damay wax ne hadith boobu ma wax na ma ci wax moom bu fekkee ni wérul mu dimbale ma ci bu fekkee wér na mu wax nu mu interprété kon du ma d'accord ak moom ci mu wax ne dama wax rek ay généralité et que amul ay texte ma joxe benn exemple précis wax naa ismuhu yu waatiu ismi wax naa texte boobu te waxoo ci est-ce que texte boobu nangu nga ni est-ce que texte boobu nangu nga ni wér na wala wérul bu wéree tam noo ko déggee kooku benn exemple la boo xam ni joxe naa ko ci leneen aussi am na loo xam ni du texte ci xam-xam la sànq am na yu bëri yoo xam ni moom Mohamed Laye wax na ko ne logique la logique mathématique la kon loolu du soxla ngay jëlaat ay textes yu gudd mais da nga naan lii su amee kon xel lii la nangu moo tax man tam am na yu bëri yoo xam dama ko teg ci xel daan ne bu fekkee lii moo am tegtal yi moo am ma wax tegtal yooyu ma tudd leen mais bu ma tuddul texte yi directement texte yooyu may tudd moom dama xam ne xam na ko su fekkee texte yi ma tudd wérul mu ne ma kon sa raisonnement mënul wér mais texte yi ma wax dama ni à partir de ça mënuma comprendre ñu wax ne benn jëmm bi moom mooy limaamul mahdi moom mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi dellu si moom tamit mooy bàyyu Isa ibn Maryam loolu koy wax naa ko te tontu woo ci problème mu tanaasul arwaax bi nga wax réincarnation bi tontu woo ci yow da nga tontu ci koo xam ne dañu ne yonent la moo gën ma ñëw ci point boobu xadis yi nga indi yëpp ci Ibn Sirin am na benn question bu la njëkk bu ma lay laaj ci côté boobu déjà mooy lan mooy mawqifu Ibn Sirin ci Mahdi c'est-à-dire que au-delà que Ibn Sirin yow yaa ma ko gën a xam je le reconnais humblement xaw ma ci benn rus parce que fierté nga pour man dans la communauté nga xam lu ma xamul j'en suis fier suñu wootee lu mel noonu ma wala ne la kaay fi nga lijjante ñu lii je le dis sincèrement Ibn Sirin nga wax ñu mawqifam ñu ma la gis ni encyclopédie nga yal na ci yàlla wéral sa xel ba mu continuer nga jox ñu mawqifu Ibn Sirin lan la wax ci Mahdi au-delà des textes yooyu mu recensé wala est-ce que daf leen recensé rek bàyyi leen noonu kooku benn question la beneen bi li nga wax fa la yaadilu nabi loolu lu ñu mën a dégg la nga wax ni xadis bu wér la nangul naa la ko kooku dana weccoo niveau yonent mais xam nga texte yi yaa mu gën a xam soo leen jëlee noonu benn par benn doo ci génn kon jullit yi mën nañu gëm lu doy waar mais da nga leen di dajale loolu moo tax boroom xam-xam yi dañ doon xool benn texte mu ne nii benn texte mu mel ni ñoo xam ne soo ko dajalewul problème am moo tax ñu def liggéey boobu yëpp kon liggéey boobu yëpp yow comme da nga passionné wu ci boobu liggéey sooy wax loolu war na feeñ na def nga ko te feeñul ci li nga wax parce que da nga jël yow tam ay textes yu isolé jël leen mais yow xam nga ni mbiru nubuwa réglé wul rek ci textes yi nga wax am na yeneen critères yeneen éléments yoo xam ne mooy tax ñu xàmmee kuy nabi kuy rasul
kooku benn la beneen bi li nga wax boo jëlee texte bi koo xam ni gën na Omar ak Aboubacar Omar ak Aboubacar du ñu ay yonent yee leen gën di comparer Omar ak Aboubacar ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne ku leen gën yonent moo leen gën bokkul niveau de comparaison parce que ahlu sunna wal jamaa d'accord naa loolu laa sama gëstu foofu la ci toll que ni ñoom dañu gëm ne Aboubacar moo gën ci xeet bi après Omar et cetera ñenn ñi après Ousmane ñu xaw a werante Ali mais quand même comparaison boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam duggul ci niveau boobu ba ñu naan comme ñaar ñii kon ku ci topp mooy yonent bi déedéet boobu comparaison moom gisuma ko parce que du niveau kii niveau saxaaba yi lañ doon wax niveau yonent bi sallallahu alayhi wasallam en tant que nabi en tant que xaatimul anbiya en tant que ulul azmi rusul position bi mu ci am ak yeneen du nekk même niveau de comparaison beneen bi nga indi benn texte boo xam ni justement daf ñuy dimbali bi nga waxee fële texte bale dafa wax ni mën na wecci c'est l'équivalent d'un prophète yaadilu nabiyin xam daf ko nakira l'équivalent d'un prophète d'accord nga ne yafdulu ala ba'd al anbiya yafdulu ala ba'd al anbiya nga wax ba'd nga wax waaw ba'd kon moom day gën ñenn ci al anbiya est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ñuy waxee ci maqaamam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay ba'd anbiya la gën wala ñëpp la gën ci ñoom ñëpp la gën kon xadis bi dama la koy retourner c'est pas en ta faveur c'est pas solide pour ton raisonnement yonent bi sallallahu alayhi wasallam kay kullul anbiya la gën kon kii seetal keneen la mais du yonent bi sallallahu alayhi wasallam keneen la Mohamed Laye d'accord kii keneen lay doon mais du nekk Mohamed sallallahu alayhi wasallam parce que Mohamed sallallahu alayhi wasallam quand même du ne moom mooy afdal ba'd al anbiya moom mooy imaamul mursalin moom moo leen jiite ñu bu muy ràññaan ak yeneen tegtal yu ci am kon kooku soo ma ko dugalee fii ci ay yaadulu nabiyin ay ci Aboubacar ak nangam ak di ma ko dugal fi ci yafdulu ala ba'd al anbiya yaakaaruma ni di nga am ñu bëri ñuy ànd ak yow ci borom xam-xam yi ci wàll bi parce que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dépassé niveau bi kon pour man personne bi ngeen di seet du ci hadis bi nga koy wute aaya bi nga wax aaya bi nga tudd d'accord mais yow xam nga ni aaya boobu firi yu bëri am na ci pour nga mën a ne bii firi mooy dëppoog Mahdi ak woote Yoff bi il faut ngeen di ko ci ay tegtal ñu mën ko discuter mais doo ma tuddal benn borom xam-xam rek boo xam ni dafa wax li nga bëgg a dégg yow ci aaya boobu nga ne kon aaya boobu nangam mais waxal Ibn Kasir lu mu ci wax Tabari lu mu ci wax Al-Qurtubi lu mu ci wax Zamakhshari lu mu ci wax da ngay indi loolu yëpp nga indil ko opinion publique bi ñu xam ne c'est une recension méthodique et pédagogique et rigoureuse nga def nga ne nag léegi soo gisee ma exclure bi soo gisee ma dàq bi ba bii des lii ak lii moo tax soo defee raisonnement boobu ça m'intéresse mun naa la rejoindre en ce moment bu fekkee ni jox nga ma ay critères yu exclure yeneen tafsir yi c'est vrai comme li nga wax man tam damay travailler ci outil yu mel noonu waaw man tam maa ngi travailler ci ay outil yu mel noonu yoo xam ni mën naa am une centaine de tafsir tàppe léegi ci sama ordinateur ku nekk ma gis li ñu wax ci aaya boobu kon day doy waar que nga mën a jël benn aaya noonu rek indi ci benn vision noonu exclure yeneen il faut vision yëpp dialoguer sinon duñ ci génn parce que tam problème bi ñu wax problème bi dafa sérieux ba nga xam ni mënoo ko lijjanti noonu rek ci jël benn aaya mel nii kon loolu tamit maa ngi la ciy wax loolu su ko defee am na yeneen critère xam nga Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi mu wax mais léegi yow mais xanaa dooma ni xadis boobu ma wax ismuhu yuwatiu ismi ak yeneen yi mu wax ne yonent du am sama gannaaw ak tegtal yi ñu am ci Isa ibnu Maryam te muy Isa ibnu Maryam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que xanaa dooma ni benn xadis ñaari xadis boobu nga ci gis kon yow travail de recension intellectuelle bi ngay def dafa ma jaaxal dafa orienté trop parce que d'ailleurs dafay feeñ ci sa wax sax parce que yow da nga naan ñoom bu ñu xamee xadis tamit man maa xam limaamu mais bu dee loolu la wax amatul kon débat mënutul am mais ñoom kay texte yi nga xam ne moo fi jiitu wootee laa yéen ci texte yooyu lañ mën a basé wu d'abord ci texte yooyu lañ mën a basé wu parce que loolu moo fi jiitu te loolu moo ñuy orienté d'abord yi sam salam wax bàyyi naa leen alquran bi ak sama sunna bi xadis yooyu ñëw mais loolu la ñu war a seet d'abord recenser ko ba seet texte yi fa nekk mais bu fekkee ni déjà am na boroom xam-xam bu wax ni xadis bi lii la jublu nga ne non dafa déggul mais man maa dégg parce que ñun laayeen ñoo dégg xadis boobu loolu daf may jaaxal te dina jaaxal ñëpp soo ko waxee noonu parce que soo nee loolu si yéene ñun ñoo dégg keneen ne man maa dégg day doy waar mais d'accord naa nga déggee noonu mais à condition nga wax ma ni lu tax nga déggee ko noonu te loolu du feeñ ci sa wax parce que da nga naan rek moom dafa wax ñun ñu dégg mag ñi bind lii et cetera mais bu doon loolu la
bu doon loolu liggéeyu xadis du am tasxiix bi ngay wax nii mais ñu bëri fekk nañ yonent sasal ñu bëri sosal nañ ko ñu bëri wax nañ mais looloo tax borom xam-xam jublu nag ci xool texte yi est-ce que texte bi mën nañ ko nangu est-ce que texte bi waruñ ko mën a nangu et cetera kon tam su fekkee da nga ñu ne waaw man du ma nangu lu dul xadis boo xam ni man ni ma ko déggee na ma ñëkk fekk si ki loolu mais suyuti bu ma jéem a expliquer xadis bi parce que man maa ko dégg soo waxee loolu tamit kon jëlal xadis yëpp tamit nga wax ne xadis bu nekk man ni ma ko déggee rek moo ma doy en ce moment doo mën a discuter kenn ci borom xam-xam yi je crois que loolu problème la Mohamed Lay c'est un problème donc loolu laa la fay wax ma wax la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee am na koo xam ne si ñun n'est-ce pas dana yanzilu Isa ibnu Maryam fa yaqulu amiruhum al-mahdi taala salli bina mais texte yu mel nii xam nga ko bu wér voilà mais gisuma benn yoon nga wax ci te pourtant texte yi dama ko wax nga ne ma ay généralité nga wax mais lii quand même du généralité mais tudd xadis quand même su fekkee généralité la kon kay lan lay tudd référence yi rek laa am kon lu ñëw ginnaaw ko tam man fii laa koy delloo texte yi ma jot a tudd ak yeneen yi nga xam yu wér yow wax nga ne à peu près 46 moo ci wér nangam na mais 46 c'est déjà intéressant mais man ma tudd naa ci 3-4 non seulement 3-4 yooyu waxoo ko da nga def sa raisonnement parallèle fekk si wooma te da nga ne woon alquran ak sunna dinaa wan imam Kanté que alquran ak sunna laay dem ak moom dégg nga génne preuve yi mais man yi ma tudd yi ci wér au moins nangul ma ko nga ne ma xadis boobu wér na imam mais da nga ko déggul là je suis preneur mais soo fa nee ñu ko texte boobu nga dem indi yeneen texte day xaw a doyaat te yow texte bi nga indi tam tontu naa la si waaw firi bi nga ko firi tontu naa la si mais samay texte moom nanguwoo ci wax dara soit nga ne ma kon du ay texte yu wér ay Bukhari la ay Muslim quelque laa indaale nii foog naa ni quand même lu ma ñàkk géeju ci xadis et c'est vrai géeju ma ci c'est vrai c'est tellement vrai géeju ma ci damay mos nii di laaj ñi ma wóolu ci mbir moomu mais au moins lu rot ci Bukhari ak Muslim xaw naa xam ne war nañ ci mën a basé wu bu fekkee ni tam am na beneen xam-xam boo am ba ne loolu ñëw la ci Bukhari Muslim taxul mu wér et cetera boo ma ko expliqué tamit ma jël kon daal foofu laa lay wax ni kon li nga wax nag enseignement yi même bu dee affaire miracle yi balaa ñuy egsi ci loolu ñu am ay tegtal yu leer ci xam ne est-ce que kii woote Mahdi wala ne woote moom mooy yenent bu dellu si moom mooy bàyyu Isa kii mooy Isa bu dellu si mais ñu régler d'abord texte yi sinon ku nekk mën na woote comme wax naa la Mahdi woote nañ te ku nekk si ñooñu woote soo demee si ñoom mën nañu wax na def la lii wax la lii mais kon def na lii wax la lii loolu du régler suñu problème mais li mu def ak li mu wax lan mooy suñu nattukaay mooy suñu référence kon suñu éviter débat référence yi duñ mën a am solution a posteriori parce que ñeneen def nañ ñeneen wax nañ Mirza Ghulam Ahmad boobu ma lay wax woote na ko mais ça fait depuis 1800 et quelques moom tam la ko woote mbooloom ñoo gën a bëri laayeen ci kaw suuf ay millions la ñu les qadiyanites les ahmadiya boo tapé léegi di nga ko gis seen woote fayul mi ngi fi ba tey damay dégg léeg-léeg ngeen ne lu yàgg dëgg la mais kooku tam li mu woote yàgg na de Mirza Ghulam Ahmad li mu woote yàgg na kon loolu laa bëgg a wax ak yow texte yi nga ñëw si joxe ci sa point de vue nga ne ma wér na wala nga ne ma wérul wala nga ne ma wér na mais nii laa ko déggee léegi Isa ibn Maryam alquran miracle bi mu ci wax leer na amul bàyyi te loolu am na signification yàlla du fo rek tax mu xañ Isa bàyyi te loolu Isa ci biir banu Israël la bokk jékki-jékki yàlla xañ ko bàyyi noonu sunu yaay Maryam ci banu Israël la bokk yàlla may ko doom boo xam ne amul bàyyi il faut ñu comprendre loolu lu tax ci biir banu Israël signification boobu ci biir histoire banu Israël am na lu muy signifier mais loolu tam dañ ci war a ñëw mais kon léegi Isa ibn Maryam boobu alquran wax ba yawmal qiyaama suratul maida yàlla di ko wax ne yow ak sa yaay yéen a wax nit ñi jàppee ma yàlla Isa ibn Maryam ba tey la alquran di wax benn boobu lañ xam ci alquran bi ñu xam ci alquran moom la yonent salaam wax mooy dellu si tant que amuñu beneen texte bu ñu wax ne am na beneen Isa buy ñëw duñ ko mën a nangu te Isa ibn Maryam boobu la alquran wax xadis yëpp xoolal ah yanzilu Isa ibn Maryam ah feneen foo jël rek moom lay wax Isa ibn Maryam léegi kon benn Isa ngi nii yéen ngeen woo ñu ci beneen Isa boo xam ni dafa am bàyyi léegi kon ngeen effacé miracle Coran bi ba pare mu am beneen yaay boo xam ne du Maryam benn nit boo xam ne am na ñaari yaay léegi amuloon bàyyi léegi am na bàyyi mais loolu yu mel noonu yu sew noonu te diis noonu ak diis yooyu dafa war ma ay tegtal mënul nekk rek man dama koy dund dama ko gis li mu wax doy na ma
parce que borom xam-xam duñ ci mën a ànd du man wéetuma ci li may wax nii de comme heureusement li nga wax nii ñu bëri ci borom xam-xam bi ànduñu ci lii mais nag pour plusieurs raisons xëy na duñ ko waxee nii wala mu am nu mu demee kon te tamit yow mi Mouhamed Laye bon Mirza Ghulam Ahmad lu tax toppoo ko woote na ko lu tax toppoo ko parce que dafa am ay tegtal ni ma la xamee yu la may doo mën a topp loolu mais bu fekkee ku woote loolu la kon nga topp ko ki koy woote fi mu nekk ci Dakar mën nañu ko dem toppi tamit mais boo xoolee di nga xam ni doy na waar kon loolu moo tax ma wax texte yi mais aussi environnement bi mu àndal jël naa yeneen texte tamit xam nga ni Isa ibn Maryam le fait que muy wàcc Damashq xadis bu wér la que Damashq lay wàcc minaret blanc bi fa lay wàcc am na yeneen texte yu wax Quds mais yu wér la su wérul nga wax ma ko ñëpp dégg ko ku wax ne Isa Damashq lay wàcc kooku Cheikh bu tey man soo ñëwee ne ma non Yoff la wàcc dina am problème te du reewande du dara dama am problème loolu rek la du tooñ kenn dama am problème parce que dafa am ay textes yoo xam ni mooy gouverner sama compréhension mooy sama hudan mooy sama guidance wa mina naasi man yujaadilu fillahi bi gayri ilm wala hudan wala kitaabin munir donc Isa bi ma xam ci alquran ñu ne ma beneen Isa ñëw na du kii Isa bu xaddis yu wér wax ne bërëb bii lay wàcc ñu ne ma du bërëb boobu la wàcc ma gis léeg-léeg tam ci photo yi wala yooyu Isa bi ruuxullah bi ñu wax ne mooy Isa ibnu Maryam signe croix ci lumière bi ak yooyu ma ne loolu jaaxal dama parce que signe croix boobu bu fekkee ni da ngeen ko bëgg a associer ak Isa ruuxullah day poser problème bu fekkee am na parce que wa ma qataluhu wa ma salabuhu alquran dafa rejeter clairement la crucifixion kon symbole croix mënul valable ci jullit yi alquran daf ko dàq wa ma qataluhu wa ma salabuhu ils l'ont pas tué ils l'ont pas crucifié et signe boobu dañ koy gis kon kooku Isa du Isa ibn Maryam bi alquran wax parce que Isa bi alquran wax kenn daaju ko kon xalaat boobu fan la jógee ba tasaaru dans la communauté layène ak yeneen tegtal yoo xam ni texte yooyu xam nga leen léegi même bu dee 40 50 la même bu dee 10 la mais Mouhamed Laye boo occulté texte yooyu di ma indil yeneen texte yu gën a marginaux ci yeneen livre daf may indi problème kon texte yooyu nga xam ne au moins julli di miin nañ ko borom xam-xam miin ko mais boo ci dellusee ak li ma wax ni di nga nu gën a jox ay explication wax naa la par exemple que Mahdi li ñu ñëw ci texte yi que ni day nekk xakaman adlan day nekk koo xam ni gouvernant lay doon yamlikul arab am na version boobu et cetera loolu yëpp li muy firi mooy que ni day nekk koo xam ni gouvernant lay doon kenn du ko not te bu ñu seetee histoire u limaamu di nga gis ne tubaab bi jëflante ñu ak moom jaay ko doole tooñ ko jaay ko doole imaamul mahdi kenn du ko jaay doole ci jamonoom texte yëpp day wane loolu dana génn ba àdduna day def ay jàmmarloo yu metti mais moom day yilif gouvernant lay doon di atte ba yàlla dogal mu génn àdduna noonu tam Isa ibnu Maryam bi nga xam ne moom lañ xam ci alquran bu dellusee xadis yu wér yi ñu ci am mooy dafay wàcc jóge ci asamaan wàcc waxuñu dafay judd waxuñu zuhur Isa ibnu Maryam waxuñu xuruj Isa ibnu Maryam dañu ne nuzulu Isa ibnu Maryam la descente de Jésus xadis yi leer weer dafay wàcc jóge ci asamaan teg ñaari loxoom ci laafu malaaka yi wàcc Damashq xadis bu wér la bu wérul nga wax ma ko su wéree nag au moins nga jëm ñu expliquer yow lu tax nga rejeté ko wala ban compréhension nga ci am kon bi tey ma delloo la parole loolu la bëggoon. jërëjëf imam Ahmed Mokhtar Kanté imam bu ñu la déggee mel na ni dellusi nga insisté ci ne bëgg nga professeur Laye leeralal la tegtal bi nga tegtaloo ne ismu yu waati ismi yi. maanaam turu yonent bi day dëppoog turu Mahdi yi. beneen bi mooy soxla nga ak leeral ci position Ibnu Sirin bi mu sukkandikoo ci hadis man lan moo doon taxaw Ibnu Sirin ban position la am ci Mahdi kooku soxla nga ci leeral wane nga it ne doo d'accord ci yafdalu baad al anbiya ndax su fekkee ne yonent bi moom la ñuy nattee ne mooy Mahdi te yonent moo gën yonent yëpp kon gën leen ba yonent boobu soxla nga ci leeral wax nga ne bu ñuy jàngat thème bu demee nii dafay laaj ñu def ko muqaarana comparaison texte yi indi loolu yëpp war na ko comparer ak yeneen texte yi bañ xam wax nga ne yonent bi wax ne la nabiyyu ba'di yonent du ñëw sama gannaaw kon tegtalee gën ak Mahdi Abi Bakrin Sadiq wala gën Omar
mënta saxal ak ñëw ak nabi ak mahdi bu ñu tuddee yonant wax nga ne am na ay tegtal yu ñëw ci Iisa ibnu Maryama di wax ne Iisa ibnu Maryama dafay wàcc ci kaw asamaan te Iisa ibnu Maryama Iisa bi ñuy woote fii dafa judd nga ne loolu nuñ koy déggee bëgg nga ci leeral nga ne joxe nga ay texte bëgg nga mu dax saxalal la wér na wala wérul su wérul lan moo ko wér a dil kon mu mel ni buñ la déggee feeñal nga ne lu rot ci Buxaari yi rot ci Sahiihul Muslim jàpp nga ne luñ war a référé ndax tànn nañ ci hadiis yi gën a wér la Mamadou waaw xam nga je peux pas répondre à toutes les questions à la fois. del répondre ci ma moom dafa indi ay questions yu bare quoi bi aussi bi mooy deuxième prise de parole man temps bi li ñu waaw c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy li tax ma doon déplorer débat télévisé mooy manque de temps bi parce que c'est très long am na ci loo xamee ni xam nga lu may def damay teg ordinateur yi pour expliquer mais je vais expliquer ici de mémoire parce que temps moo ma ko dul may xam nga soulever le problème bu Issa dañ ni woon dañ ci waxtaan après tey ci Mahdi lay waxtaan qu'on attende le débat sur Issa on en discutera daan ci waxtaan problème mu Ibn Sirin hadith bi ma wax Ibn Sirin dana ko al Mahdi yu xayr am Abu Bakr wa Umar mu ni Mahdi yu boo leen gën voilà la position de Ibn Sirin sur le Mahdi c'est clair d'après le hadith hadith yi itamit man dama ko firee rek ni hadith bi waxee kaana yafdulu ala baadi al anbiya wa yaadilu nabiyan ak hadith yooyu ni ko Ibn Sirin waxee noonu laa ko waxee j'ai pas encore donné mon point de vue xam nga lu ma bëggoon saxal dama bëgg à partir de ce jour wala yeneen yi que les gens cessent de dire que di laay ni ñoo jëkk a tudd affaire u yonent ci Mahdi loolu laa bëgg ñun ñu noppalu ci loolu ngay saxal yow sax na ca premier siècle de l'Égypte boroom xam-xam yi wax ci al-Barzanji boo demee ci al-Ishaa al-Barzanji yu nee na gis nga Mahdi yu moo gën Abu Bakr moo gën Umar Mala Aliyu al-Qaari nee na xam nga moom lu mu wax sax moom il est allé très loin dafa di liy wane ni Mahdi yu moo gën Abu Bakr moo gën Umar dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ci Mahdi yu dafa wax xalifatullahi tandis que bi muy wax ci Umar ak sahaba yi dafa wax xalifa rasulillahi ay yonentu ay xalifa yonent bi lañu mais bi muy wax ci Mahdi yu te hadis baa ngi ni mën naa la ko wax waaw yanzilu Isa ibnu Maryam yanzilu Isa ibnu Maryam Isa ibnu Maryam bu wàccee Mahdi yu dafa ne nga taala salli bina kaay nga jiital fa qaala la inna baadakum ala baadin umara takrimat allah li hadi l umma mooy xadis bi nga doon wax léegi xadis noonu la tëddee xadis boobu wér na céng mënuma ko jam sama morom mënu ko jam dégg bu dee maintenant loolu mooy position Ibn Sirin wax naa Issa après on discute de Issa je règle un autre problème mooy ismuhu ismi xam nga li may wax ne les gens ne fouillent pas les textes mooy xoolal hadisu Mahdi yi xam nga nee naa la léegi Abdul Hazim Al Halim Al Bastawi téere bi ci mujj le meilleur livre qui a été écrit sur le Mahdi à ma connaissance et à la connaissance peut-être de tous mooy livre boobu Imam Ash-Shawkani dafa ni woon 50 ñoo ci wér am na yu wérul am na yu kii et cetera nangam mais Al Bastawi dafa ni 46 ñoo ci wér est-ce que xam nga ñaata hadis moo ci wér ci ismuhu ismi xam nga al-Bastawi dafa ne hadis Mahdi yu mën nga leen séddale ñaar foofu nag je vais vite parce que du ma am jot dafa am hadis yu wér al ahadis as-sahiha as-sabita as-sariha fil Mahdi hadis yi nga xamee ne dafa leer baatu Mahdi yu def ci ñëw ak hadis yi nga xamee ni ghayru sabita fil Mahdi saxunu ci Mahdi yu waaye nag wér nañu xoolal 46 hadis yooyu benn nga ci gis benn je suis formel parce que dama leen lire j'ai lu les 46 hadiths j'ai lu les 292 hadiths yi mu andi ci mawsu'a benn par benn mën naa toogal sama bopp du Salih Fawzan moo ma koy wax du Ousaymin moo ma koy wax du Ibn Baz moo ma koy wax non je vais puiser dans les textes je travaille pas moom laa wax je travaille pas sur les ouvrages de seconde main les croyances que je me forge sur le Mahdi ce sont mes croyances que je tire des textes léegi nag Jalaluddin Suyuti bi moo doon wax léegi je le respecte parce que li mu mën mënuma ko sama moroom mënu ko te amaana sax peut-être kenn dootu ko mën
parce que téere yi gën a ngande ci hadis presque moom moo ko bind as-Saghir ak al Kabir mu'jam bi xamal lo ba moo bind téere yooyu moo ñaan ci ndox mi daal léegi yàlla na ma yàlla may martaba Ibn Hajar al Asqalani yàlla may ko ko donc je le respecte mais dafa am foo nga xamee ni moi qui suis témoin oculaire du Mahdi man mi jàkkaarloog l'imamul Mahdi muy wax mu daan wax moom l'imamul Mahdi yu foore yi ëpp leen seen téere jamono dikk na vos livres scellés noonu la ko Makalu Cissé di waxe tëj leen seen téere jamono dikk na kuy xañtu weer ba jant fenk xamal ni leer ya wër na la sëriñ sa topp tànk ba saa bàyyi libaas ni maay borom sëriñ si dañuy topp tànk bi tegtal l'imamul Mahdi yu te gis nga avec tout le respect que je dois à tous les chefs religieux du pays xoolal attention jamono yooyu am na ay ponkal yu fi nekkoon je cite kenn koo nga xamee ne rek gëmoon na Seydina Limam mooy Thierno Mbaye Sylla moo doon imam ratib pendant 22 ans à Dakar moo doon qaadi bi aussi pendant 22 ans bi Seydina Limamullahi al Mahdi wootee xoolal ba mu julleen jiitee ca kori ga rek la dem wuy ji voilà un géant Tafsir Ndike Wade laajal waa Cana Bay wala yu laay lan koy wax moom moo toog ak Seydina Limamullahi al Mahdi mu ni ko budul woon yow di man c'est un grand c'est un gros ce gars mu ni ko budul woon yow di man Limaamu ni ko du yow man la Tafsir nan nga sute nit ñi mu ni barax suufe suuf laa leen sute ñoom ñëpp mu ni ko man nan laa la sute mu ni ko asamaan ni mu sute suuf noonu nga ma sute donc que les gens ne pensent pas que les autorités religieuses que nous connaissons aujourd'hui sont les meilleures ou bien sont les plus grands. C'est pas exact. Benen bi moy ñun dañuy kontaan parce que gis nga amul benn sëriñ bu ñuy seet ci téere de amul benn martaba boo nga xamee ni nit dana ko woote ñu koy seet ci téere ku dul martaba Mahdi yi ñun rek la ñuy seet Mahdi yoog Isa parce que ñun ñoo ko fi wax coow li moo ko indi moom la sëñ Ablaye doon wax ah Limaamu yow kat wax nga fi wax bu rëy ba pare dem sa yoon yow ñoo ngi say problème dafa daan toog fii di géew naan moom la benn waay toog fële di géew fii ci Rufisque gii nii du moom mu jihaat indil nu ay tegtal ñu ñëw nag ñu jël tegtal yooyu dem seeti téere yi parce que Seydina Limaamu alayhi salaam dafa doon wax daan su bataaxal yi ñëwee dana mën dëggal ñun ñi la doon wax nous sommes à l'ère de l'informatique nous travaillons sur des logiciels de plus de 30 000 livres extrêmement puissants lu ma wax nii léegi presque man mii du ma mu xadis de mais mën naa ko wax ñiy wéral xadis lan ca wax te képp kuy wax fii ci xadis loolu rek nga mën a wax nag képp laay wax de képp kuy wax fii ci xadis loolu rek nga mën a wax mënoo wax leneen hada al xadis saxi wala xultu déedéet amu fi donc nous sommes au même pied d'égalité léegi nag ismuhu ismi benn xadis la Abdul Hazim al Halim al Bastawi wax ne moo wér ci ismuhu ismi d'ailleurs ba muy résumé ca fin wu livre am bi muy joxe alaamaat mandargay Mahdi yi andiwu ca ismuhu ismi yu waatewu ismuhu ismi xam nga yu waatewu lu muy firi xam nga dafa am riwaay yi may wax nag wér nañu ku bëgg rek mën naa ko jox téere bi après su pare xoolal riwaay yi may wax dafa am ñeenti riwaay ci ismul Mahdi dafa am yu waatewu ismuhu ismi moo ci ëpp boo demee ci livre Abdul Hazim al Bastawi 6 ñoo fa ñëw ismuhu xoolal amul turu Mahdi de waaye nag rajulun mu ni ismuhu ismi bankal sa baaraam ñetteel bi xam nga moom mooy ban moom mooy ismuhu ismu nabiyin Abdul Hazim al Bastawi nee na wér na turu Mahdi mooy nekk turu yonent lay nekk n'importe lequel hadis bi wér na parce que moom nee na wér na beneen bi mooy ismuhu ka ismi turam day mel naka sama tur ñeenti rawaay yi ñoo wér ci mbiru Mahdi léegi la question que je pose mooy pourquoi nit ñi ñoom parce que amul hadis bu wax ne al Mahdi ismuhu Abdullah ismuhu Muhammad ibn Abdillah amul hadis ñëwul je suis formel parce qu'on y travaille depuis 30 ans 35 ans il y en a pas moo tax Oumar Sall ba la nekk fële ca bétanti maa ngi ko gis ci kii mi ngi ci gaalam xam nga ban hadis la wax ismuhu ismi wa ismu abihi wa ismu ummihi ismu ummi amul ci hadis turu Oumar Sall moi je suis clair
moo wax maa ngay cassette bi sama fii sama ordinateur soo amoon temps tuuti ma tegal la ko moo ni yaayu mahdi yu turam mooy nekk turu yonent bi turu yaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fan la nekk ci hadis nekkul ci riwaaya ahlu sunna wal jamaa nekkul ci riwaaya chia si formel parce que yëpp la ñu gëstu dañu ko xool mu'jam yu ngande yi nga xamee moom la chia yi génne dañu ko téléchargé toog di ko lire donc ce gars-là je le défie attention man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu fi nnar donc il n'a qu'à revenir wax ne li ma waxoon amul bee du ko wax mu ko parce que il faut être honnête intellectuellement quand tu te trompes il faut avoir le courage de dire je me suis trompé mais il ne rectifie pas bon je continue donc hadith yi benn moo ci wér benn laa wax benn mooy ban si formel mooy xoolal la turu mahdi yu dana nekk sama tur turam mooy sama turu baayam mooy sama turu baay mais pourquoi nga bàyyi yu waatewu ismuhu ismi siis ma nga fa pourquoi nga bàyyi ismuhu ismu nabihin benn ngo pourquoi nga bàyyi ismuhu ka ismi en vertu de quoi et là du yow rek laa ko jëmale non ulama yi seen bopp xam nga lu tax parce que l'imamul mahdi bi mu ñëwee tuddul Muhammad Seydina Limaamu foofu aussi je rectifie pour ñu bari ñuy wax Libaas Thiaw la première erreur ki nga def mooy El Hadj Malick Sarr moo bind ci vie exemplaire de Seydina Limaamu de son vrai nom Libaas Thiaw non son nom de baptême mooy Limaamu sammaahu waaliduhu imaama qawmihim zal ismu naadirun qablu fi najiraati bay Ablaye si la mooy wax min muxbirin qaala fiikum waalidul karami tur wi wér mooy yoon nga ne mooy Limaamu Thiaw loolu la ko papaam tuddee maam Alassane loolu la ko tuddee parce que ba ñu demee fële ci Amadou Ba moo leen ni ku am yéen ci doom na ko tuddee limaam waxul Muhammad waxul kii waxul Ismaïla waxul déet moo limaamu la wax limaam mooy al imam moo tax nit ki même bu ko sargalul après wala avant yow li ngay wax mooy limaamu al imam limaam waaw léegi nag donc mahdi yu bu ñëwee li may wax kenn duñu ko dindi mahdi yu bu ñëwee turam mën na nekk turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam turam mën na niroog moom yu waatiwu ismuhu ismi inna nachiata alleyli hiya ashaddu wat'an wa aqmamu qiila xoolal dafay dëppoo am na beneen moom mooy ismuhu ismu nabiyin te li may wax dellul ci almahdi al muntazar beneen bi ñeenteel mooy ismuhu ka ismi riwaaya boobu dafa daif donc le mahdi d'après les textes de l'islam et foofu aussi je suis formel d'après les textes de l'islam il peut ne pas s'appeler Muhammad ulama yi jiitu woon liir naa leen ci wax yëpp ñoom ñooy wax Muhammad fan la ñu teg seen wax laaj leen ko parce que ñun nous sommes en mesure de les questionner parce que li may wax nii du jaagi ne dama wax ne kii dama xeeb kenn déedéet xam nga ki ñuy nettali ñu koy nettali mu naan bu ñëwee gis nga Ibn Hajar al Asqalani xam nga lu wax ci alxarful wardi waaw alxarful wardi xam nga lu mu wax dafa ne Ibn Hajar al Asqalani bi ñu ko laajee ni ka Isa ibnu Maryam ci kan lay jëlee xam-xamam min ulama zamanihi ci ulama jamono wala fan lay jëlee xam-xam xam nga lu Ibn Hajar wax wallazi yaliqu bi maqaamihi annahu yatalaqaahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te ki wax lii xoolal Cheikh Albani Nasiruddin Albani rahimahu nee na jigéen jurul ku ëpp xam-xam Ibn Hajar al Asqalani gannaaw ba mu juddoo te moom moo wax ne Isa ibnu Maryam bu ñëwee kan lay jëlee xam-xam ñu ne ci rasulullah la koy jëlee moom moo ko wax mi ngi ci al arf al wardi bu Jalaaluddin as-Suyuti boo fa demee daa ko fekk li may wax nii léegi xoolal Seydina Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam bi mu ñëwee limaamu lañ ko tuddee limaamu lañ kenn tuddee wu ko kii xam nga li lay wan ni la ulama yu jëkk ya ñoonu gënoon dégg xadiis yi ñu si bare mooy Umar ibn Abdul Aziz bi ñu laajee Taawus ni que est-ce que Umar ibn al Aziz bi moom mooy al-Mahdi wala déet mu ni déedéet walam yastakmil al adla kulla matalul woon mandute foo ñëwee Seydina Limaam daa gis naa la ci wax lu bare pourquoi xam nga bu fekkoon dañu toppoon nu suusi bi ñu ko waxee Umar ibn al Aziz dafa naan déet kii tuddul loolu Cheikh Albani dafa ne yellul sax ñuy wax naan Umar ibn Abdul Aziz mooy Mahdi mi ngi koy wax ci
ci sharham kon nag li nga xamee ni mooy dëgg d'après les textes te ku ko weddi xam nga ku ko weddi nan ngay def da nga koy woo mu ñëw fii mais nag je discute pas avec n'importe qui da ngay woo benn ponkal mu ñëw toog fii ñu wan ka ni que lii sunu mbir la ñun dañu gëm Seydina Limaamullahi Mahdi alayhi salaam mu wan nu ay firnde ñoom Baye Ablaye Sylla c'était pas des ignorants ak ñoom Thierno Mbaye Sylla wala ñoom Tafsir Ndike Wade mais dañuy wax ne dañ topp tegtal yi wa tamma ma wasafu fi zaatihi karaman topp naa ko ci ay tegtal yi muwaafiqan ma ara lahu bi zazat mu dëppoo ak li ma gis ci Seydina Limaamu wa tamma wasfu zamani kaana fi lkutubil ula wa fi suhufin qad jaa bi zazat mu ni mandarga yëpp mat na ci waa ji ma jàkkaar lool man xam naa ne kii mooy Mahdi loolu mooy Baye Ablaye Sylla sëram la ñu may Thierno Mbaye Sylla moom moo sëram moom la ñu may Seydina Limaamullahi Mahdi moom moo jur Maam Babacar donc ñooñu dañu topp xoolal jawaabu saayil boo demee ay junni borom xam-xam la lay wax ni la ñoom ñoo dëggal Seydina Limaamullahi Mahdi alayhi salaam ñu jeex mais ce que je regrette et je le dis aussi ici moi ces ouvrages là ne sont pas disponibles pour ñu bare parce que ma communauté est négligente ci affaire boobu on ne met pas les textes à la disposition des gens textes yooyu ce sont toujours des manuscrits man mi je travaille sur des manuscrits c'est pas normal nous sommes au XXe siècle hein passé yow léegi tu veux travailler sur des manuscrits c'est pas sérieux c'est pas du sérieux si nous voulons que l'appel aille de l'avant il faut que ñun ñu diffuser sur ay textes Kanté mi par exemple su jógee fii sox texte bu mu soxla rek na ma ko laaj ma wax ko ma jox ko donc li ma bëgg wax mooy à partir des textes de l'islam que nous connaissons que vous connaissez xoolal turu Mahdi yu mën na bañ nekk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te benn aussi ma jox leen benn piste de réflexion comme vous êtes un grand intellectuel xool leen hadis bi benn boobu ci wér benn boobu ci wér laay wax et je suis formel benn boobu ci wér c'est interprétable xam nga lu tax man nag du ma taawil parce que kii mais foofu dama ni woon dama koy bàyyee ku nekk son nom turam mooy nekk sama tur ak sama tur mooy turam ndax benn déedéet dans le hadith on part du nom du Mahdi ismuhu lui le Mahdi mooy nekk sama tur est-ce que xamaloo ci benn hadith boobu ci wér laa wax ismuhu ismi d'après Abdul Alim Al-Hazim Al-Bastawi je parle sous son contrôle moom benn boobu mu ci wax c'est interprétable su ma nee Cheikh su ma nee Mahdi bu ñëwee turam mooy nekk sama tur on part du nom de qui ci turu kan la ñuy déparé turu Mahdi yu la ñuy déparé. turu yu Mahdi yu ñëwee rek la ñuy sukkandiku. xam nga li tax bëgg woon soulever lii dama di woon du ma ko wax. parce que su ma ko waxee les gens peuvent se prêter à beaucoup d'interprétations mais je suis tenté de le dire. ismuhu ismi ak ismuhu bokkul. les gens n'ont jamais fait attention. ulama yu jiitu yi parce que dañu leen xool càmbar leen xool leen mais gisuma ci kenn à ma connaissance li muy wax toujours moom et je t'en félicite mooy moom ni suy bind dafa naan à ma connaissance donc il fait des réserves ci sama xam-xam bopp na moo tax parfois doo ko mën a saisir moom Kanté par exemple livre bi moo ko bi may def radd bi noonu parfois mënu ma ko saisir parce que propos yi dafa équivoque wala phrase bi gudd lool kilométrique damay obligé toog découper phrase bi par kii pour comprendre ko parce que il tape à la machine je sais ni booy travailler sur ordinateur man ça m'arrive xam nga loolu c'est pas une critique kii non c'est une remarque wax naa ko ci téere bi quoi donc li ma mën a wax ci foofu pour répondre la booy ismuhu ismi benn hadis moo ci ñëw hadis boobu ci ñëw am na xoolal am na juróom ñetti hadis yu nekk ci wetam pourquoi ñu bëgg jël bii rek bàyyi yële dàq yi ci des mënul nekk dafa mënul nekk ku ko wax itamit na ma wax au nom de quoi au nom de quoi 9 hadis ñoo ngi ne yu wér nga ni man benn bi rek laa si jël te ñoom ñëpp ñuy wax ci turu Mahdi yu les gens n'ont qu'à réfléchir moom laa ko doon wax ci Facebook ma ne ko gis nga bés bu nu waxtaanee les gens vont réviser leur texte te fi ma lay wax nii y a des gens qui écoutent ñoom ñëppay delluwaat ci téere je le sais je les connais xam naa waa dëkk bi bu nu déggee nga wax ci Mahdi daan waa ji déet non nous avons pris le temps di ko càmbar di ko xool parce que am na ñoo xamee ni benn côté la ñuy lijjanti mais ñun affaire téere la ñuy lijjanti ñun téere moo ñu intéressé parce que su bataaxal yi ñu jógee penku danoon ma dëggal foofu aussi ma jox leen benn kii wax mooy Seydina Limaamu alayhi salaam il était conscient bi muy wax
message am que fii téere yi fi nekkoon doyul pour mën ko dëggal série bi ñu recensé ki ëpp téere fii ci Sénégal 270 livres la amoon dégg naa la nga wax ci affaire Cheikh Habahullah rahimahullah moo fi ëppoon téere ci Sénégal boo demee ci biographie benn caisse bi rek on a trouvé 1500 livres benn caisse on a trouvé 1500 livres tubaab bi dañu ko nangu ma tontu la foofu ci li ngay wax Seydina Limaamullahi al-Mahdi que le Mahdi bu ñëwee day am kattan ça ne ressort d'aucun hadith sahih authentique Mahdi bu ñëwee day am xëhër dem di noot gars yi xaaral même rek ba daaneel foofu après tu lui donnes le temps xoolal gis nga histoire Seydina Limaamu alayhi salaam xoolal c'est l'histoire la plus documentée des chefs religieux du Sénégal et d'Afrique xam nga lu tax parce que Seydina Limaamullahi al-Mahdi dafa judd ci 4 communes yi c'est un citoyen français boo demee building administratif le D127 dafa fekk toute sa biographie ay télégramme yu tubaab bi doon échanger Seydina Limaamullahi al-Mahdi lu tax tubaab bi bàyyi ko moom moo constitué boppam prisonnier dafa toog ba heure njolloor mu yërëm leen mu leen kaay leen dem ci tubaab bi ngeen yaakaar ni mën na fay sama woote fal nazhab ila nasrani alladi rajawtumuhu fi izalati da'wati ila Allah loolu moo nekk ci Bushra al-Muhibbin ba mu demee ci tubaab bi xaaral ma àggale foofu tubaab yi bàyyiwul ko ci seen coobare déedéet kéemtaan yi ñoo feeñ ngor àdduna bëgg a tukki labbe yi daw génn naan bàyyi leen kii doomu yàlla la subhanallah xam nga li ma wax le juge Gilbert Devalon foofu la dawee daal dee bind benn non-lieu ca saasa 3 jours après on a libéré Seydina Limamou il a dit moom Seydina Limamou ma daaneel moo wax ne bu dul woon tafsir Ablaye Diallo du ma def lu ëpp ñetti fan gore donc ku bëgg tey étudier dossier Seydina Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam te tubaab bi dañu ko tagg su ma amoon temps da nga ma invité benn jour jërëjëf dossier colonial Seydina Limamou danañ jéem a am jotaay ak yow boo xam ne dañ koy jagleel kan mooy imaamu Mahdi yu lay face aux autorités coloniales mais buñ la déggee mooy feeñal nga ne Mahdi mooy dikk nekk xalifatullahi feeñal nga ne 46 ahadis rot na ci waaw feeñal nga ne Cheikh ndax mën nga may benn kii rek may ma tuuti rek maa ngi del siaat ci yow feeñal nga ne Thierno Mbaye Sylla waaw nekkoon na imam ci Dakar nekk xaadi ci Dakar pendant 22 ans waaw bi góor gi déclaré dafa daal di rancé wu ci gannaawam nangul ko maa la ko wax kon bu fekkee dégg naa la nga ci jublu mooy borom xam-xam bu toll noonu du wuy ji nit ci réer feeñal nga kon ne ismi foofu am na ay taxawaay yuñ fi war a xool ndax bu fekkee juróom-ñetti addis ñoo ci rot ñu cuqati ci benn di ko référé woo lu tax yi ci des gaa yi di ko daaneel mu alaamatul istifhaam yi bëree bëri tey mel na ni imam Makhtar Kanté ma del si ci yow bu fekkee am na looy taqi ci li passé nga taqi ko bu fekkee amoo ko ñu dugg ci 2e point bi alaamatu zuhurul mahdi li ma xaw a jaaxal mooy temps bi parce que man li ma comprendre woon damay jiite jumaa de 12h30 jot na ñu ngi commencé 10h30 waaw peut-être ñu programmé beneen débat bi mais kon ba tey nañ tàggatoo ñu jàpp beneen débat fu mu ne kan moo ëpp le temps fu mu nekk nii fi ne kii jël na 2 minutes ci temps bi kon yow dama lay jox 6 minutes waaw koy nga tàggatoo waaw koy après suñu programme beneen temps jëla 6 minutes nga tàggatoo ma jox ko mu tàggatoo aywa fi may mujjee mooy Mouhamed Laye li mu wax léegi ci waxuma ni Mahdi day xaxari nit ñi di leen jaay doole dama ne moom kenn du ko jaay doole parce que yamlikul arab loolu laa la wax wérul d'accord je note ça noté naa ko Mahdi quand même kilifa lay doon boo xam ne mooy jiite jullit yi ci jamono bu mujj te moom yéen ne ngeen ne moom mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon kenn du ko not ci kaw suuf te yéen sallallahu alayhi wasallam moom mooy Mahdi moom ngeen wax kon moom du dellu ci nasaraan yi ñu koy jàpp même pour une heure de temps bi sallallahu alayhi wasallam ci xuntu bi yéefari daax ke mu dugg ci xuntu bi ñetti fan dafa dugg mais kenn jàpp ko non kenn jàpp ko mais pourquoi non waaw loolu beneen question la beneen question la mais kenn jàpp ko ah ña ko doon jéem a jàpp xam nga ni egguñ ci moom juste voilà kon bul ne dañ ko jàpp voilà kon yéen sallam kenn jàpp ko moom moo am fatt ci ñoom kon yéen sallam du am fatt boobu yàlla defal kooku ba après mu dellu si waat ñu koy jàpp loolu moom day lëj sincèrement day lëj du bëgg wérante même boo mu tuddee wérante kat bi ci téere bi mais je t'en veux pas pour ça alors waaw léegi kon parce que il faut chaque fois man damay revenir ci ne da ngeen jàpp ne la même personne mooy Mahdi mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax soo raisonné ci Mahdi rek man ma tegtal ma associé waat ko ak ne moom mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek nga gis affaire raisonnement bi changé kon bul fàtte mu ko raisonnement boobu ko fàtte mu
parce que même suñu la woon dans un colloque international boo defee séparation boobu nit ñi woowaat ne la ah si c'est lui le prophète si c'est lui le mahdi kon am nga problème kon loolu da nga ciy teg sa baram beneen bi mooy mbiru ismu boobu nga wax da nga ne kon limaamu moom mooy tur bi ñu ko jox cosaanam mais expliqué naa bi tey expliqué naa plusieurs fois que ni limaamu al mahdi moo tax jox ko boobu tur mais boo demee ci hadis yi mahdi tuddee nañ ko tam amir wa amirukum fiikum wér na nangu nga ko saxiya mooy seen imam mooy seen mahdi mooy amir kon mahdi ak amir ak imam du tur kon buñ ko tuddee limaamu du tur kon mahdi lañ ko tuddee mahdi Thiaw mais kon yan sa sallam buy wax sama tur du bokk ak turam kon jubluñ fa turu mahdi bi ci boppam parce que mahdi tudd na mahdi parce que dàkkantal la mais du tur al mahdi du tur dàkkantal la comme niñ ko hadis yi ni ñu tuddee tam ne amir la ni ñu tuddee tamit ne imam la imaamukum fiikum xam nga wax na feneen imaamukum fiikum kon moo lay wan ni dàkkantal nañ ko amir dàkkantal nañ ko imam dàkkantal nañ ko al mahdi kon yenn saa sallam buy wax isma jubluwu ci al mahdi mon frère jubluwu ci al mahdi jubluwu ci tam dafa mel ne bu ñu ñëwoon rek imaamukum ñu léegi ñu tuddee kenn yéen li ngeen ko tuddee limaamu laay kenn tal mahdi Ndiaye wala amir Fall ñu daal ne kon ismu boobu daam déedéet amir Fall mais lan mooy turam dëgg Ibrahima imam la inni jaaluka linnaasi imama mais lan mooy turam Ibrahim kon foofu tam je crois que il faut ñu lijjanti ko alors am na fenn foo wax ci Asqalaani Ibn Hajar foofu dama lay delloo toujours benn question bu important na nga si bàyyi xel mooy chaque fois nga tudd ponkal yooyu boo yemee ci wax ne li la ci intéressé en fait ngay wax souvent mais même loolu amul problème pour man dama ne démonstration bi rek mooy insuffisante mais nga def ko du gêné wu ma mais Asqalaani su fekkee ni dafa wax ne lii hadis bi mais toujours dama lay delloo fenn na nga génneel nit ñi lan mooy mawqifu Asqalaani ci al mahdi lan mooy mawqifam léegi fi mu wax ne Isa ibnu Maryam bu dellu see kan la wax Isa ibnu Maryam la wax bu dellu see waxul koo xam ne dafa judduwaat ci benn baay ba pare juddu ci beneen jigéen kon tam loolu il faut rendre justice à Asqalaani boo koy tudd nga tudd ko complètement clairement jërëjëf imam gan kàddu ngay tàggatoo lu may tàggatoo mooy remercier Mohamed Lay li ma waxee ci moom lu ma gëm la sincèrement que nii war nañu mën am yeneen jataay di la remercier parce que débat bi c'était pas évident ñu organiser ko de ku mel ne bi tey mii moom borom fit la ak bëgg lu leer moo tax sonn na ci d'ailleurs woo naa la woo nga ko ñëpp woo nañ ko ñi ñuy suivre ci Facebook am na ñuy suivre actuellement ak Facebook foog naa am na ko def en live ñu ngi ñuy suivre ci rajo bi mais pour man lii fierté la pour Sénégal pour umma bi question Mahdi kon je crois que réglé nañ ko tey mooy du question laayee ni question musulmane la kon nañ ko kon di gëstu yàlla defal ñu tawfiq yàlla wan ñu jërëjëf Diop Laye yan kàddu ngay tàggatoo li may wax fi mooy gis nga Mahdi yu tur la ismu maf'ul la al Mahdi yu ismu maf'ul la mais Ibnul Asir moom laay liir nii boo demee an nihaaya fi garibati al hadis fi garibi al hadis tome 5 page 577 dafa wax ne al mahdi alladi qad hadaahu llahu ila alxaq wa qad ustumila fi l asmaai xata saara kal asmaai algaaliba ci istilaaxu lxulama ulama wu yëpp boo déggee ñu nu mahdi il parle en tant que nom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam shaa'iram bu mag ba mooy kii nu mu teeti ki ka doon way lan la wax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna fa maa li aynaka fa maa li aynika laa tanaamu ka annama kuhilat bi kuhli l armadi jazaan ala al mahdi alladi asbaxa saawiya fa yaa xayra man watiyal xasa la tabadi moom moo tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mahdi kooku mën naa ci dellu si mais référence yi ñoo ngi fi dañ koy jàppal interba beneen yoon nga tàggatoo li may tàggatoo rek xam nga mooy mbokk mi dama koy remercier parce que bu dul woon moom par exemple je n'aurais pas fait un livre de 250 pages si Kanté n'avait pas écrit li ma doon bind yëpp dama ko dog maa ngi doon bind ci taarixu Seydina Limaamu alayhi salaam mais bi mu bindee rek dama arrêté loolu j'ai arrêté daal dee jël téere bi daal dee koy taalif mu nekk après 250 pages naa ko si jox une copie pour que mu mën am les références de manière directe ñi nga xamee ne ñoom ñoo koy suivre si Facebook bi xoolal je vais leur envoyer gratuitement li nga xamee ni moom laa bind si Mahdi bu ko defee ñoom ñu mën ko xam. jërëjëf Mouhamadou Diop Laye jërëjëf Imam Makhtar Kanté waxtu wi daf ñoo dab. di jéggalu nag mbokk yi nga xam ne ñu ngi insisté woon pour bëgg a dugg bari na lool.
ndax yëg nañ ay personnalités yu bëggoon na dugg waaye débat bi ñoo ko programmé woon tey ne du am téléphone dañ ko programmé woon pour ñoom ñaar kenn ku ne mën a joxe li nekk ci say xalaat donte na doyul waaye di leen xamal ne luñ ci mën di jublu rek mooy feeñal xam-xam maa ngi gërëm ñaari invité yépp imam Makhtar Kanté li mu def du lu yomb am loo wuuteeg ay nit ci réew mi ñemee taxaw defaa ko débat yombut ay nit a fi yu bëri di dingat ay nit a ñemee wuñu jàkkaar la ñoom ci débat kon li mu def danañ ko ci naw ñaanal ko ci yàlla ndax lii mooy position borom xam-xam boo wutee nga ñemee taxaw défendre sa position Mamadou Diop ñu ngi lay gërëm li nga def yow du lu yomb ndax ku nekk xam na ne communauté Layène ab communauté lañ ay nit lañ yoo xam ne ci réew mi ay taalibe ne ci seen gannaaw nga taxaw ci seen gannaaw ñu yebal la nga jël sa responsabilité di ko défendre li ngeen gëm ci ay layeke tegtal kon ñu ngi lay gërëm ci loolu kon mel na ni yéen a am mérite yéen ñaar ñi leen wax ne lu ci rafet yàlla la neex mu rafetale ko ni lu ci manqué ci mata di ñun ñi ko doon def la ñoo ngi leen koy jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب waaye it daañu liggéey ngir mën a am lu ñu yóbbu seen kër ca geneen wàll gi ci koor gi ñi nga xam ne dañuy faral di jaay yenn ci ñam yi ci tàngoor bi it bu ko jàppee gàllankoor yi mu indi ci wéru yaram loolu yëpp daañu ci indi ab pàcc bu am solo ci xibaar la doon na ci bokki leneen muy lu ñuy faral di nemmeeku ci réew mi te léegoo léegi indil gàllankoor askan wi di ñi